mbokk yi asalaamaaleykum Seydina Seck moo am mbégte bànneex dellu si waat yéen seen interview exclusive tey nag ñu fas yéene jël émission bi yëpp jagleel ko li nga xamante ne moo xew ci Libye ñu am si benn gan boo xamante ni ëpp na at ma yàgg ko dégg muy wax ci mbirum Libye muy Mame Maty Fall ñu gën ko xam ci Maty Trois Pommes moom la ñuy dalal seen émission tey ñu wax ci mbirum Libye bi wax tamit ci dundinu sénégalais yi de l'extérieur Mame Maty ñu ngi lay nuyu di dalal jàmm fii ci xalima.com. waaw maa ngi lay ziar Seydina Seck di la nuyu yow également di nuyu képp ku nga xamante ne mi ngi liir xalima yow itam mi ngi lay suivre di suivre aussi say interview am solo yi di nuyu ñëpp daal di nuyu ñëpp également waa xalima ci kaw ba ci suuf daal bàyyiwuma kenn samay confrères comme ñoom également suñu mbokk bi daal te mu nekk fële ca Bordeaux Bayacine Diop. waaw moom sa xarit la. ak yow itamit de vraiment ndax yéen a ma dalal ba ma ñëwaatee fii côté France. dëgg la xam naa émission bi sax balaa ñooy tàmbale day information bi nga xamante ni jot nañ ko muy di yóbbante jàll rek ci communauté mouride bi yëpp ak képp kuy jullit buy dox ci àdduna muy génnum àdduna kii di Serigne Bassirou Bara di rakk si xalifa bu tedd bi di Sëñ Sidi Mokhtar di ko ñaanal yàlla fu mu jëm gënal ko fu mu jógee Maty yëg nga information boobu. waaw yëg naa information boobu ndaxte dama ne comme gis naa xalima bind ko te vraiment xalima ñoom ñëpp xamal nañu ci seen professionnalisme. ba ma ko gisee rek si laa ne kon nag lu wér la. kon nag ñu ngi jaale kii di Serigne Bassirou Bara Mbacké di frère ci xalif général di Mouride. ñu ngi koy jaale mun nañ ne musulman yëpp. ñu ngi koy jaale rawatina communauté Mouride également bi nga xam ne moo nekk fële ca Sénégal. ak bitim réew yëpp. jërëjëf yàlla na yàlla nangu jaal bi sans plus tarder Maty dañuy ñëw ci coowal Libye bi. ay at wax naa ko sànq ëpp na at. bokk nga si ñi nga xamante ni daan nañ ko gëstu ku la xam aussi xam ni nga naan taxawoo Sénégalais yi nekk Libye ak ñu nekk Brésil du ñu ma bàyyi ma fenn. nga bokk si ñu njëkkaan porté combat boobu Maty loo ñu mën a wax ci coowal Libye bi. waaw coowal Libye bi moom man dama ni li nga xam ne mooy rassemblement bi amoon Paris. fan yi weesu. dëgg la lu baax la. lu may rafetlu la. yeneen rassemblement yi nga xam ne aussi maa ngi koy dégg tamit foofu ca Sénégal ak yeneen i dëkk. maa ngi koy rafetlu. waaye man dama am déception. damay joxoñ baaraamu tuuma ñun africains yi. vraiment li may wax dama ko tibbee sama xol parce que dafa mel ni gëmuñu suñu bopp. waaw parce que cela fait des années xam nga mbir mi depuis 2011 la. CNN mi ngi def reportage bi ñu ngi ko génnee mu ngi commencé di siiw ci réseaux sociaux yi. extrait la ñu génnee ñu ci bari seetaanuñu sax CNN. ci Facebook bi lañ ko gisee. mais yow Seydina Seck. yow xam nga ni am na ay vidéo yoo xamante ne ni ñu ngi wone suñu mbokk ya nekk Libye lañ fay daj. dëgg la am na vidéo ay photo yoo xamante ne ni depuis mun naa ne plus d'un an. mu ngi circulé. ci réseaux sociaux yi. maa ngi gis démb rek ñu ngi réactualiser yenn vidéo yi. bi nga xam ne benn américain am na yoo xamante ne ay anglais ñoo ko def. ñu ngi wone ci fin bi sax booy am na bu siiw boo xamante ne yaa ngi gis sénégalais baa ngi mi ngi demandé ndimbal. ak beneen moromu africain. loolu est-ce que dawloo na suñu yaram. dañoo dem mujj gi. gars yi dafa mel ni dafa nekkoon routine ci réseaux sociaux yi. kenn waxu ci ku ne da ngay nekk rek naan li ñaaw li ñaaw na. ñaata yoon muy man ak yeneen i journaliste ñuy interviewé xale yoo xam ne jaar nañu li ñuy wàcc ñu expliquer seen parcours. combien de fois yow Seydina Seck ak nit ñu bari ñu ngi koy teewlu. am na Sénégal ñoo xamante ne ni ay nit nekk ba Libye di woote ci yenn rajo yi. man kay def invité nañu émission boo xamante ne waa ji ci biir prison bi la làqatu di woote. merci beaucoup. loolu lu tax loolu yëngalu Sénégalais yi. ndax am na ay sénégalais yu ko déglu na c'est sûr. am na ay sénégalais yu gis ci réseaux sociaux yi yenn photo yi. ay africain di taxaw di demander ndimbal. loolu gis nañ ko ci réseaux sociaux yi kenn jugul. kenn waxul balaa sama xol di jeex ñu ne waa CNN ñoom ñoo dem ba ci sur le terrain ñoom ñoo wane kii njaam yi. yeneen américains yi nga xam ne dem nañ fa ñoom ak anglais yu wane vidéo yooyu pourquoi maintenant. Kémi Séba maa ngi gis ni léegi ñu ngi def benn interview. mais il est pertinent. moom ci boppam nee na pourquoi CNN léegi la ñu door a def dem bu fa def fa buzz bi nii. lu tax te ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne occidentaux yi ñoom ñoo faat xale fi ba tey ji li bi mel ni mu mel. dëgg la ñun africain dañoo war a gëm suñu bopp.
man ça me fait extrêmement mal. nit ñi di gis ci réseaux sociaux yi ay seen moromu africain di demande ndimbal te ñu ngi nekk Libye kenn jógu kenn waxu ci. ñu bàyyi ba nasaraan ci def buzz ñu door a jóg mel ni comme ñun daal en fait surtout suñu mbokk intellectuels yi. surtout suñu mbokk intellectuels yi ba léegi daal. commencé ko si suñu président yi sax parce que ñoom ba léegi waxuñu. merci ñoom ñoo ñuy wax fan la ñuy xool ak kañ lañu war a réagir ba léegi daal maanaam complexe bi mu ngi ci ñun te ci xel yi la ne. affaire bi nga may ma rek ma conclure foofu. parce que dafa ma metti torop. dëgg la affaire bi du ay waa yéen seen télévision war nañ dem sur le terrain dugg fii génn fii. mais man personnellement tey ji bu fekkoon ne man dama waroon dem ak équipe Seydina yow ngay war a dem ak équipe. affaire bi du mbirum sax télévision ak télévision. affaire bi ay structure audiovisuelle ñoom ñooy jóg. rédaction indépendante ñoom ñooy jóg ñu financé leen ñu dem ñu financé leen ay ONG ñoom ñooy financé léegi-léegi yenn documentaires yi boo demee yow Seydina wala man nii foog ma am guide foog ma am chauffeur foog nga am du la jàppale ci sécurité loolu xaalis la te ba pare américaine bële bokkul ak sénégalais boo xamante ne nii tey ji boo ko laalee dara du la ci fekk ndax africaine dong la bokkul ak kii nga xam ne américaine la boo ko laalee am problème boo fexee ba ngeen laal benn doomu américain bii rek ma bu balay toog dootoo ko defati de. merci beaucoup. xam nga comme kooku dèjà loolu rek waruñu taxaw naan waa parce que yéen journal sénégalais lii ak lële. am na ñu mel ni Seydina Seck am na ñu mel ni waa Xalima am na ñu mel ni Mati Trapo ak ñeneen ak ñeneen. bëgg liggéey informer juste et vrai. nañu gëm suñu bopp. nañu gëm suñu bopp. pour ñëw nag vraiment ci këru débat bi. est-ce que xam nga ne ay africains. tey jii bu ñu nee dañuy demander rançon ay 1 million wala ay 1 million ak quelque. instant bi ñu ngi nekk di liggéey man ak Boubacar Diatta mi ñu tëj foofu ca prison libyenne foofu noonu maag seen famille. ak samay xarit ya nekk foofu Libye. ma joxloog exclusivité am na yu bëri yoo xam ne waxaguma ko te du ma ko wax. pour l'instant pour ñu libérer ko Boubacar Diatta tey jii nee nañu fa ñu nekk mu ngi fa ak 20 Sénégalais. prison clandestine boo xam ne ci camp yi la nekk ci àll ba lañ leen làkk. yow da ngay jokkoo Boubacar Diatta. ma ne la am na audio yoo xamante ne maa ngi donné rendez-vous suñu mbokk yi. week-end bii. parce que ñu ngi nekk ñun di liggéey en douce ci suuf. voilà donc ñun woote nañu. am na audio woote yooyu maa ngi ak moom. ndekete naar yi bu ñu demandé rançon. benn exemple laa lay jox. parfois bu ñu ko en dinar. boo ko kiiyee en francs CFA. ay 30 000 ay 50 000 francs CFA la ñuy demandé. 1 million la ca tegu yëpp. Sénégalais bi ak Gambien ba moo ko cay teg pour que bu xaas bi ñëwee mu dugal ko ci poosam mu joxee naar bi la ca des yëpp mu dugal ko ci poosam. parce que am na benn vidéo benn audio buy circulé ci WhatsApp bi. waaw ñu naan Sénégalais boobu moom mooy jaay gars yi. maa ngi ñëw. may na rek ma ñëw. nag depuis 2 jours maa ngi am firnde. ci samay xarit yi nekk foofa ca Libye. ñu xamal ma ni ak ci kaaw Boubacar Diatta bi laa amee lu leer. gis nga ba ñu woote ba ñu tombé ci Sénégalais. sama yaram barki yàlla li jóge ci man mënoo ko sax comprendre. ñu ne déetawaay ñu paas ñu benn Gambien balaa ñu ñuy paas naar bi. africain bi jaay moromu africain bi. Sénégalais yooyu ñu ngi tabax ay kër Dakar. Sénégalais yooyu nekk Libye ak da nekk foofu Sénégal nekk ay passeurs. ak coxeurs yi ñoom ñooy jaay seen moromu africain. 1 million ci koo xamante ne famille yëpp 50 000 francs nee nañ léegi nañuy joxe par 50 000 nañ ko jaarale Égypte. salaamaaleykum waa Retrouvailles. est-ce que Fatick sax li fi wax noonu nga teg fa sa baaraam ma teg audio bi nga xamante moom laa la wax léegi ci WhatsApp bi comme ça gars yi xam. exactement parce que dafa ñaaw tamit. ñu déglu ko dëgg la. dëgg la photo bii ma leen envoyé nii kii mooy Lakame Diallo quoi mooy coxeur sénégalais bi nekkoon Agadez di jaay sénégalais yi naar yi. Sénégalais yu bare bu ñu jaaree Libye Agadez di 1000 personnes 600 yëpp ci loxaam lañ jaaree moo leen di jaay naar yi mooy tëg din man mii di wax ak yéen man moo ma jaay naar yi ma daj lu metti Libye kii mooy Lakame Diallo léegi li ma bëgg photo bii ku ko jot rek nga partagé ko ngeen partagé ko boole ko ak vocal bi quoi na tas Sénégal na ko Sénégalais yëpp xam na ko ñëpp xam ngeen partagé vidéo bi Lakame Diallo la tudd. coxeur bi may jógee Agadez man maa ngi Espagne képp ku ci bëgg am lu ko leer na ma woo ci plus 34 632 97 82 18 plus 34
632 97 82 18 ku ci bëgg am lu ko leer na ma contacter ci numéro boobu dinaa ko jox ay preuve leer mi ngi Agadez jamono yi la ci gannaaw jokkoo naa ak moom mu ni ma mi ngi Niamey ci capitale bi ab sénégalais la mi ngi dëkk côté Médina Gounass képp ku di sénégalais lii vocal bii ma envoyé nii wóor na mi dana am ñoo xam ne si bu ñu jotee vocal bi xam nañu koy lakkame ndax ci loo xam nañ jaare moo leen jaay na ñëpp partagé vidéo yi naka sénégalais yëpp xam naka ñëpp partagé photo bi naka sénégalais yëpp xam. Mati doy na war. doy na waar te ma tegal la ci dara. man ci suba lañ ma yónnee photo bi ak it audio bi. jamono bi may yegg si rek gis ne dugal nañ ko sama groupe WhatsApp. mu ngi indi débat bu rëy. ma dolli la ci ne la. ba ma paree live dimanche am na benn Gambien bu nekk fii bitim réew. dafa ne bëggu ci feeñ. mu ne daf ma bëgg a jox benn liste ñoo xam ne ay sénégalais Gambien. yoo xamante waa Sénégal ak Gambie moom la ma promettre. mu ne pour mu jox ma ko moom bëgg ci feeñ pour ñu dénoncer leen ay coxeur lañ. man nag maa ngi doon réfléchir Seydina parce que li tamit débat la. c'est vrai que arme la pour xeex ak ñoom mu nekk solution parce que ñoom am nañu njaboot. foofu ca Sénégal. waaw loolu dëgg la ne arme la solution la. est-ce que lii tey du indiwaat tey woyu Alpha Blondy ba mu naan les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. mais c'est ça. maintenant instant bi nag bon si sama groupe WhatsApp ñii ñu ngi naan war nañ ko def ñii ne waruñu ko def débat la daal man loolu moo taxoon depuis dimanche maa ngi si doon réfléchir. bëggoon ci waxtaan ak yeneen nit yi ci suuf. non d'abord Mati ñii dañuy yàq xolal ndaw avenir bu ñu am. ay jeunes nga jël di leen sacrifier ñii amuñu xol. ñii jar nañoo weer ci àdduna bi. mais aussi damay bañ aussi xam nga sénégalais lu ñu dugg. parfois aussi day ëpp. c'est-à-dire bu fekkee dañ ko def te yàlla rek a tax. bokk na ci solution boo xam ne bu gaaw a gaaw lay doon pour que gars yi ñu wàññi mais dama bañ aussi mu nekk règlement de compte tu comprends. am na voilà couteau à double tranchant la daal. waaw mais xam naa ne solution la daal solution la. en tout cas il est temps ñu poser le débat man aussi Mati. réaction tekkaaral suñu njiit yi parce que tamit Sénégal am nañu ministre des affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur. am nañu directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Mati ñoom seen tekkaaral jaaxalu la. waaw gis nga ma wax la benn mbir démb rek laa ci doon waxtaan ak koo xamante ne ni mi ngi ca biir APR damay garder anonymat bi du ma wax turam kilifa la. mun naa ne man je suis vraiment contre le système ak état bi ci lu bëri ci lu ñuy doxalee. mais xam naa ne ñu ci bëri. mun naa ne bon ñu ngi def ay jéego yu rafet te nit ñu baax lañu mais. ñu wër président daf ci bëri ñoo xam ne mooy loolu. man damay ŋàññ ministre des affaires étrangères. et des Sénégalais de l'extérieur doxalinam. monsieur Sidiki Kaba man de mere naa ko lool. am na kàddu yoo xamante ne ni man kenn xamuma ci ñàkk teggin. mais bu ma la nee mere naa ko lool mere naa ko moom ak Sidiki Kaba. directeur des Sénégalais de l'extérieur ñoom ils ont mal communiqué ci dossier bi. ces gens-là ils communiquent mal. mal mais Côte d'Ivoire bi. Sénégal ñaata convoi ñoom la ñuy jël di dem di jëli ji Sénégalais chaque année. mais dafa mel ni nag chaque année dañuy bàyyi ba journée internationale des migrants jot rek ñu yóbbu charter indi. ñoom li tax ma mere leen moom mooy gis nga li xew nii. waroon nañ def ay interview muy ci xalima ci yéen muy ci ñoom màcc ñi nga xamante ni xool ñi nga xamante ne nii. immigré yi ñu ngi leen di suivre. parce que mbir mi immigré yi la gën a laal. ak seen waajur yi nekk foofu Sénégal ak surtout jeunes yi nekk foofu. te jeunes yi nekk foofu dañuy seetaan suñu émission di déglu ñi nga xam ne ñoom ñu ngi fii bitim réew. yow da nga koy xool yow ci say live yow da ngay live tey ay des milliers et des milliers de vues am. moo fa nekk benn espace boo xamante ni Sénégalais bu nekk Brésil Sénégalais bu nekk Libye bu nekk Afrique du Sud partout dans le monde dañu lay suivre. pourquoi pas yenn plateau yu mel ni yu Mati 3 Pommes sama diaspora. mais ñoom ils préfèrent des médiums d'État. ay genre RTS fay fa 2 millions am benn temps d'antenne. merci alors que bu da ngay nekk ci moment boo xamante ne ni dañu bàyyi affaire yu terre yi ñàkk fayda ngeen baal ma ci wax ji. mooy ay du ma wax ci plateau Macky wala plateau Seydina wala Kële ndax dañ ñoo koon xoolal ma loolu alors que là on parle ay problème mu vie wu nit
viwu nit juste rek man am naa information yoo xam ne dama ko bëggoon séddoo ak député Sénégal de l'extérieur pour deuxième convoi bi ak bu ñu amee aussi yeneen convoi ak yoo xamante ne nii xam nga am na liggéey boo xam ne ci suuf lañ koy liggéey ndax booy yi seen bakkan mu ngi ci xottu gerte mais defuñu ko mais vraiment dama ruus damay gën di ruus ñii dañ ñoo gàcceel état du Sénégal rawatina ministre du Sénégal de l'extérieur dañ ñu gàcceel ci dossier bii man dama koy wax sama baat ci kaw mel naa leen lool dëgg la taa day waaye jeex sax mais Maty dama gis léegi benn esprit révolutionnaire bu nekk ci yow Maty quel a été l'élément déclencheur l'élément déclencheur incha allah bàyyi ba ma gën a taxaw ba pour ma génne ko une bonne fois pour toutes Seydina moo tax ma ne affaire bi système la ba ma lemee samay kaaka ma ne comme Macky Sall falu na te lu bëri wax nañ ko lu rafet ci moom nañu ñibbi waaye la ma gis Sénégal dans tous les domaines corruption justice à deux vitesses xam nga dans tous les ci domaine boo laal c'est pire que jamonoy Wade c'est pire et en plus le président est très mal entouré affaire de copinage ci dem ci yenn poste yi yaa lu ñu c'est-à-dire ñu doon xeex jamonoy Wade moom ba tey moo fi am et c'est pire et c'est pire jamais la personne qu'il faut à la place qu'il faut médiocrité ñu yëkkati ko teg ko ci kaw dañuy ñëw ñoom di favoriser dans tous les médias par exemple médias yoo xamante ne nii xam nañ ne ñii ñoo leen fi dekkal sponsor yeeg yenn investisseurs yëpp ñu dooleel ay médias jël yeneen médias teg ci suuf mais nag ndekete sénégalais yi léegi nag yàlla indi luñu naan Facebook indi luñu naan Facebook sénégalais yi wax seen li leen nekk man ak samay morom yàlla indi leneen xam nga ak yeneen yoo xamante ne nii du débat bi te du moment bi mais dama la xamal ni la Sénégal j'ai compris que du problème de Abdoulaye Wade wala Macky Sall système bi la ñun nañu xoolaat suñu bopp ñun déjà Sénégalais ñu suñu bopp dañu xoolaat suñu bopp ñun ñi ci côté ci loolu côté boo gis nag ma ñamal la tuuti rek parce que bëgguma dugg ci yenn détails yi mais xoolal diaspora bi gars yi bëri dañu am ci ñoom yaakaar tey ji mu waroon am ñoo xamante ne nii dañu war a jóg taxaw pour xeexal Sénégal tamit ñu bàyyi ay détails mais tey li ñu gis ñu meree Macky wala ancien président Wade moom la ñu bëri di doxalee terewuñ kenn mu def politique mais ñëpp mënuñ def politique foog mu am ñoo xam ne dañuy engagé wu waxuma sax affaire civile wala di société civile wala leneen engagé te rek yàlla rek a tax pour rek Sénégal jëm kanam te mu nekk lu wér lu dëggu ñu bàyyi opportunisme bàyyi di gën a di nax askan bi waaw loolu daal moom laay ñaan dëgg la ñu koy gërëm bu baax di ko sant mu nekkoon maam Maty Fall alias Maty Trois Pommes moom lañu doon daral fii si seen interview exclusive di ko gërëm bu baax encore une fois si disponibilité bi yéen tey mbokk yi ma leen di gërëm bu baax di leen sant ci déglu bi ak ci teewlu bi jërëjëf. di la jaajëfal lu bari. jërëjëf.